renouvelle nos félicitations et notre soutien. Senegal wajanau yokude ladu ila kumba yokude express regional otorai bertamba jamnya jabon fil mengaku Dakar menenoi sono tiens. Je vous demande d'accueillir damay wax olof am damay wax séeréer asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam baat bi nag moo xaw a dee maa ngi jiital nuyoo bi monsieur le maire teg ci maître Mbène maa awa ak ñoom Daouda Faye ak ñëpp délégation bu nekk seen ginnaaw di jaajëfal jotaay bi ndaxte pour man lu ma neex la dafa war a am dañuy war a di jaar mer di xam soxla yu waa mer am sama yaay wax na ko ba pare defe naa tee débat bi wax nañ ci nawet bi su jotee ñun du ñu dem église wax naa ko ñun Ibou keroog ndaxte dafa metti dimanche jot nga war a dem église ñu ne doo dem église su ngeen eggee côté dispensaire bi fële ba ci tournal bi sooy ñëw ba fii yëpp day taa ndox kon dimanche bu jotee bu ñu naree dem mees moom du ñu dem mees kon jarul may répété sax lu maire bi wax damay ñaan mbokk yi le 30 bu jotee xaw ma 31 nañ voteel Macky Sall 100% nañ ko am fii ci biir Morolan lu tax ma wax 100% nañ ko am ci biir Morolan defe naa am na lu mu nommé monsieur le maire kon defe naa pour monsieur le maire mun a liggéey Morolan defe naa bu ñu jàppalee Macky Sall durant 2 ans yu mu dese fii defe naa Macky Sall du fàtte monsieur le maire te monsieur le maire defe naa ci nit ñi di sëgg di tibb ci mbànn bi monsieur le maire tamit dina ci tibb indil waa Morolan gaa amuñu ay banc amuñu ay garab comme ni ñu ko waxee te jotaay bi léegi daf ma bett ndaxte Zal daf ma ne jarul ñuy teg ay chaise ak ay banc dama jël siwo di sangu mu ne ma maire nee na ngeen teg banc ak chaise noonu laa génnee daw yónni xale yi ñu dem teg defar sunu lii jekkul naam ndaxte dañuy jiim rek ndaxte ñun bëriwuñu ci biir dëkk bi kon monsieur le maire sunu dëkk mu ngi nii maître Antoine Mbengue tamit ci nga bokk maire tamit ci nga bokk ñeneen ñi topp seen ginnaaw yëpp ci ngeen bokk ma leen di ñaan ngeen di gestu waa maire bu baax a baax a baax a baax waa Tivin suñ ñu gestu leen ñu monsieur le maire soxla nañu lotissement sunu njaboot baa ngi nii car macha allah dañuy màgg ëllëg de dañuy màgg ëllëg te soxla nañu lotissement ndax xale yi tamit ëllëg ñooy yore waa maire yi jeexal nañu ba pare wasalaam ngeen jéggal ma wax bi nag ndaxte daf maa bett. koy so maire Thérèse i Rose i Hindisa Sëna a mboqe xomudere gep wo ɗeftoron dera bona germuron ma won maire konti maire waaj hen village ne parce que ɓonomu yerentude woroxoron waye ɓonomu cogi caga cagudera donc ɗe cagurɗera rafette parce que maire Thérèse wonte soxla ye ɓoygina man sora maire kelono boba nen anatil yi mun funnatil funa anatil aussi jetaye laxɗera ɓo na rafetluri lool waye mona ɓoote ye pago fun bera ɓo miniri ñak pang parce que fun koyki ndut ɓo deku ndut da tax fun na mukuyu
na tolle a jamono ne comme koye kindut da watte kuro morlan handale fun manda ɓone kure morlara par ce que o i kola aɓe waɗɗi manda helyande nene donc fun manda ranegi yi dogol na kora ku nekk gëm kora fayre taye tawo yen hamdente ndut hen ye hen sohli yenda badata ɓo aji wote ɓo kiɗuyi Yves in PS Dawda in Rewmi min APR ɓo kiɗuɓi te yenay jiriñe morlan di jamana homo yen beera di élection ene suu yen jara ay faluƴi député dari ɓi te Macky Sall falu yen bin fode en 2019 jiiteede Sénégal la député nayri ɓeɗera liggéey baara natɗeri ye solade en terme de budget voté loyer sola arra pour ɗi min konne liggéeyre est ce que yen yeres noon ni hung assemblée nationale na ari la waaye mana waɗoron gor mon père flago yibal mon père ayede hamdane mana yerin bo ɓeɓen ɗe min ko on yen pesɓe ɓo feeru toɓoskere ɗe min ko ono sos fan on yen ɓeet ko ta ɗanga maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ki jiite ci dëkk bi sama doom bi mais di gërëm aussi maire yi yi di gërëm aussi kooka xam naa moom moo tax moom moo forcé pour ñu ñëw fii mais defe naa lu baax la kooka ñu ngi lay gërëm bu baax a baax di wax ni rek effectivement ni ngeen waxee léeg-léeg xam nga lii mu tudd amoo Tivin Tangor mooy village bi mais fii amoo la léeg-léeg amoo yi dañ leen di xaw a fàtte parce que dañuy jàpp rek Tivin Tangor mooy Tivin Tangor mais def naa ñëw bi fii ngeen wax seen soxla am na maanaa trop mais je pense que soobee yàlla ci wàllu ndox mi kooku moom je pense que waxtaan naa ci ak Basile Sànq ci yoon bi rek moom mu wax sax je pense que ñoom ñu ngi ci pour que ndox mi mu àgg ba fii je pense que loolu ñu ngi ci beneen bi mooy yoon bi c'est un peu plus compliqué mais je pense que dinañu di xar suñu tànku tubéy parce que am nañ jafe-jafe boobu côté Ngiig Fall actuellement premier yoon yi moom Barna Morlan mais dinañu fexe ba débloquer situation pour que liggéey boobu mën a commencer je pense que voilà il faut qu'on fasse une réunion rapidement pour que ñu xool lu ñuy démarrer yoon yi parce que loolu je pense que quand même ni ñu waxee bu tawee dëkk yu bare dañuy am jafe-jafe pour dem même Kër Assane Mody je pense que suñu defarul yoon boobu tamit nawet bi ñoom du ñu mën a génn te ñooñu dañuy dem chaque jour pour jaayi seen meew seen sow pour mën a dundal seen njaboot je pense que yooyu yëpp ay jafe-jafe la yu xam ni war nañu fexe ba loolu ñu def ko waaye dañu tax a ñëw fii mooy surtout ñaax nit ñi expliquer leen que dañuy dem élection 31 juillet 2022 élection yooyu dañuy fal ay député maanaam ay ndaw askan bi pour ñu ñuy toogal ca assemblée fii Tivaouane député bu góor gi mu ngi tudd ay miiru ñi mooy maire Mérina Dakar ku jigéen ki mooy Seynabou Gaye mooy président du conseil départemental beneen bi am na ñaari député yu xam ni ñu ngi liste nationale muy Diop Sy ak Yaya Diallo je pense que jeunesse socialiste xam nañ ko ak Yaya Diallo ñooñu ñoo nekk ci liste nationale xëy na sax waa Morlan mën nañu wax ni amuñu député waaye pour man am député terewul nga xeex ba am li nga bëgg a am ko wala ñàkk koo am je pense sànq wax nga waa Tivaouane waaye Tivaouane ñun xam nañ bu baax ñi fi nekkoon suñu mag yi yu baax yooyu ñoom sang nok ñoom Pape Diène ñi fi nekkoon ñi fi nekkoon ñoom Socé Mboul di xeex politique ñooñu dañ doon xeex pour Morlan génn ci pax bu mu nekkoon
ñun ñu ngi ci tànk yooyu mooy fexe ba Morolan fa mu taxawaay bu dëgër ci département Tivaouane. je pense que loolu mooy suñu combat yi ñii ñëpp je pense que keroog waa parti socialiste bu ñu demee ngaay foofu ñun ñoo fa doon naan ñee kenn naanu fa ñee keroog dañoo imposé wu ñëw feesal salle bi bu ñu tuddee Yves salle bi toj bi ma defee sama discours ba pare ñëpp ñibbi salle bi amul nit donc yooyu yëpp dafa bokk ci politique donc yooyu politique noonu la politique tamit mbooloo ci la bokk moo tax ma war a gërëm militant mooy doxal parti du responsable mais militant mooy doxal parti moo tax yu mel ni bu amee da ngeen di mobiliser wu pour wane seen doole je pense loolu am na maanaam trop comme Macky Sall moom la ñu fal 2019 nañu fexe ba mu am majorité dama delluwaat ci li met nañ wax ak ci li ngeen wax pour que Macky Sall am majorité assemblée nationale su ko amul ngeen jàppali Sénégal dina toog ñaari at yoo xam ni du liggéey day am blocage temps yi rek ñuy suivre information waa France seen assemblée ils ont tenté de faire de voter une motion de censure loolu mooy dañoo bëgg a daaneloon gouvernement bi heureusement attanul maanaam bu dee député opposition ñoo ëpp ci assemblée bu leen neexee ñu voter motion de censure daaneel gouvernement bi pour que ñu fal gouvernement bu xam ni ñoom ñoo ko jiitee te loolu day indi instabilité maanaam dëkk bi am jàmm am dal te ñi fi nekk gis ngeen ni xale yi nu ñu amee teegi violence bi ci dëkk bi defe naa yéen ñëpp yëg ngeen ko ñaata xale ñoo gaañu bii Sonko commencé opposé wu ba léegi ñaata xale mais ma wax leen nag yaay boo xam ni doomam gaañu naa yaay perte c'est ça la réalité la loi est claire gendarmerie ak policiers yi bu ñu jaxlee dañuy tiire la loi le permet ça hein bu ñu jaxlee rek dañuy tiire kon ku ci demam faatu gaañu yow yaay perte kon bokk wax leen ak seen doom yi ñu bañ a topp ñooñu parce que violence koo xam ni moom moo jógee këram mu am couvre-feu moom am na chauffeur am na garde-corps yóbbul chauffeur bi yóbbul garde-corps bi am ñaari jabar kër ga mu dem seeti Adji Sarr guddi waaw kooku Macky Sall moo ko yóbbu foofu ah comme yóbbuwul garde-corps bi yóbbuwul chauffeur bi xamoon na ni day dem caay-caay am na noonu est-ce que kooku war na mën est-ce que kooku mën na njiit ñu moytu Marie Renaud bi mu ngi bëgg a yàq Sénégal te xale yi ñoo ñu ko bëgg a yóbbee xale yi dal leen ñun ñooy mag yi am nañu expérience man de Yves maire Morolan jomb naa def lii Sonko def bañ naa loolu bëgguma am permis comme ça damay am toujours chauffeur jomb naa loolu kon boog ñu góorgóorlu pour gagner élection yi nit ñi nekk dinañ ñëw fii naan leen Macky Sall deful fii Morolan dara ku ko wax juum nga kàcca nga Macky Sall lu mu fa def man socialiste la Abdou Diouf jaar na fii Senghor moo jiitu Abdoulaye Wade topp Macky Sall mais Macky Sall lu mu fi def Morolan kenn defu ko dinaa leen ko wax nag lan ak lan la Macky Sall defe naa ne yéen sànq sama doom bi moo wax ndox mi yegg na fii fu mu nekk nii Macky Sall lu mu dugal ndox ci biir Morolan kenn xamul nu mu toll amoon nañu 5 kilomètres 5 kilomètres yooyu moo jógee Fane Mbaye góor dem ba Sanarak ñëw Guidior loolu rek diggante bii ak Guidior ça fait 17 millions bee moo gën a yomb nekkoon na à peu près 5-6 millions Macky Sall ñëwaat indi ñu ñaari fukki kilomètres ak genwal 22 kilomètres 500 moo ko gas fii biir Morolan Macky Sall ñu bare xëy na ñëpp jotewuñu ko mais ñu bare am nañu branchements sociaux te yooyu yëpp programme Macky maanaam ci wàllu ndox Macky Sall jàppale Morolan bu baax a baax beneen bi am na sax liy jiitu loolu mooy Macky Sall bu ñuy defar yoon bii goudron bii moom moo nekkoon premier ministre dossier boobu moom moo ko piloté ba ñu goudronné yoon bi yéen catholique yi yéen de waxu leen dara ndax Macky Sall moo defar seen église bi mais église bi gën a rafet biir bi jo seen sees yëpp yéen a dàkkale église Macky Sall moo ko defar
yéen catholique yi war leen wax de Macky Sall daal ku voté Macky Sall moom catholique de vraiment di xamoo li ngay def seen sanctuaire bi Macky Sall def na fa lu bët ëpp ñaari téeméeri millions 225 millions Macky Sall moo ko def fii sanctuaire marial bi Macky Sall moo ñu may centre de formation bii pour le moment amoon na 150 millions day yokkaat encore 360 millions loolu du ay 500 millions Macky Sall moo ko indi fii Macky Sall nekk aussi moo ma fal est-ce que ñoom ngul sama mag yooyu sama papa yooyu war est-ce que mos nañu am poste kenn mu ci am poste te moom lañ doon seet Macky Sall moo ma fal na ma au conseiller kat baa ngi nii leer na nañ am du noonu Macky Sall moo ma fal mais boo doo kin nga yun sa kon boo geen xam ndaa ay sañ fii karta daari be am ndaa de be carte du Sénégal de kon boo geen xam pour que vraiment Macky Sall fal bu wijee parce que mi neen yéen min lax directeur yéen min lax ministre yéen min lax lu ne mais ci kaw ñu ànd surtout élection yi c'est capital élection yi moom vraiment bu ma sañoon ñu def comme waa Fuuta ñëpp dañuy voté Benno Bokk Yaakaar bu ñu ragal a féetee Macky Sall la ñu féetee Macky Sall lañ ko jox député yi majorité pour que mën a yóbbu Sénégal ci kanam loolu la ñu ñaan bourse yi yaa ngi fi Macky Sall ñaata nit ñu am bourse mor la ëpp na ñetti téeméer yaa au moins 300 400 personnes yu am bourse temps yi seen téléphone yi mu ngi sonné rek 80 000 kan moo ko def du Macky Sall waa parrain du Macky Sall te temps yi seen doom yi am na ci fukk ak juróom-ñaar je pense c'est 17 ans voilà 17 c'était 20 ñett yi ñu recalé leen dinañu jot juróom fukki millions ak juróom mati mi ci la bokk dinañu jot parce que loolu ñooñu dañoo defoon jogante ñu taat na ñooñu temps yi ñoom ñëpp ku nekk dina jot ñetti millions pour liggéeyal askan bi fa bokk na kay ñi woon baa ka ɓoy tëb yow ci nga bokk après yow boo jotee rek après man ak maa ak yow ñu gisee en tout cas ñu ngi leen di gërëm maire a ɓoyon germuro ɓaxa ɓoyon germuro Maurice voilà ɓoyon germuro temin ko onon sos fan ɓeɓen ɓo kono guini ɓe tamit ko on wa jamma ono sos fan vraiment yen ɓattigolgo ko wonde ban lotissement kon je pense Ibrahima Seck tok to ko aɓa a fulon je pense que anu i ñowonoron nder tout ku ci nekk yuute yen oɗi pakata am ndane Ibrahima Seck daf da lotissement Basile da fala mula da fela wala kon boog ɗon oli muluɓɗa a walla woni a Basile wante ɗon tout Basile ɗon oli lotissement ɗa Ibrahima Seck a ɓaani kon boog jar ngeen jëf ngeen baal bo akka merci beaucoup di jaajëfal waa Tëngal aussi yëf yi moom programme yi bëri na lool mais n'empêche ñëw nañu ñu ngi leen di jaajëfal lu bëree boo leen gisee délégation bi nii tey ñëpp ñëw ànd Benno Bokk Yaakaar Macky Sall moo tax ñu ñëw ndaxte Macky Sall élection yi du élection wu monsieur le maire du élection wu maître Antoine du élection wu Daniel Mbaye élection Benno Bokk Yaakaar ñu voté ñu fexe ba Macky Sall mu am majorité à l'Assemblée nationale loolu moo tax ba élection yi bi mu nekk élection boo xam ne waa Morolan war nañ cee jàpp parce que lu mu tuuti Macky Sall fàttewul waa Morolan bu ñu ñëwee nii rek gestu nii suñu ginnaaw rek ñu gis suñu église bi Macky Sall moo ko defar te yàggul suñu gisee robinet yi nekk ci kër yi Macky Sall as tuuti sax Macky Sall moo ko fi dugal yoon yeeg affaire yooyu yëpp Macky Sall la kon bu ñu jàpp ne lii élection kii ak kële la élection Macky Sall la nañu jàppale Macky Sall ñëpp dem jour boobu ñu voté comme ça Macky Sall am majorité parce que li ci gën a am importance mooy lan Macky Sall su amee majorité bu boobaa lu ñuy décider lu ñu bëgg a nas ak nocc rek day gaaw te aussi suñu leader yi fi nekk yëpp dañuy bénéfice ci Macky Sall parce que boo leen xoolee monsieur le maire Macky Sall su fi nekkul monsieur le maire dañ koy teggi teg fële monsieur le maire su fekkee ni maître Antoine mi su fekkee ni Macky Sall nekku fi mbokkam wala keneen koo xam ne ku ko jege lay jël mu koy traité dossier Daniel Mbaye aussi Idrissa Seck même chose kon waa Morolan nañu bu ñu xalaat ne élection yi amul njëriñ
élection yi lu am njëriñ élection yi moo nekk élection yoo xam ne yu am njëriñ la parce que élection yi la Macky Sall di am majorité su fekkee ne Macky Sall amul majorité rek am na lu bëri loo xam ne du ko mën a def kon waa Tëngéej loolu laa amoon loo xam ne lu ma leen di wax ñëpp nañ ci jàpp bu ñu nekkee ci kër gi bu ñu soofan parce que élection yi bu ñu xoolee Morolan dafa mel ni dañ koy soofantal te lii nekk na élection bu yu am njëriñ la kon nañu voté jour boobaa su jotee nañu dem voté ñu jox Macky Sall majorité comme ça suñu Morolan gi mu gën a développé ndax xam nañ ne Macky Sall kese moo mën a yore Sénégal diir bu mu ko yoree Sénégal soppaleku na xanaa ku bëggul gis rek ñii bëggul gis ñoo gisul mais ñii bëgg a gis xam nañ ne Macky Sall amul ku ko gën maa ngi jaajëfal ñëpp di kontaan ci ñëpp ñaanal naa ñëpp journée fahay liggéey defu toog ko faamu fu croisé te yayo dali fahay liggéey tam defu defay démarche injaatu Macky Sall da comme yen wankini beneni continue bisla wote yen wakun habra Macky Sall ra boy mo la yen wakuy millo filon kiduro yen hen yiro yen wakote hen ana wala hen eyo yen wakuy say sa it kon nak ni sa jaafa yen habrum monsieur le maire yen habra maître Antoine comme ça Macky Sall yen habra dila mais power majoro na yen la hegini benenera Macky Sall otira ayen bate habra ay wonte mo koy mo la fon koy teso inya pak mi firi mo la rami yufoy wo yufo maire ot biti tam koy mo la habra ano ay wonati koy mo la fa huy so yi pak mi firi mo la rek mi yufo man mu li puto sanceri nanen kon nak koy mo la un koy Tëngéej ni sa jenene damina dangdon élection yalla yen hey babin yen pay yen équipe Benno Bokk Yaakaar comme ça Macky Sall min yobiti mo koy mo la faxu tere habra yen développement sañ fi yen halatum koy yen merci damay kontaan sama xel day dal di bëgg a wax ni rek politique nii la politique waxtu xëccoo dafa am loolu bu wéyee ñu ànd te la tax ñu doon xëccoo ku nekk dafa bëgg Morolan ci biir xolam boo bëggee mbir nag ci sa biir xol daf lay jaral lu nekk kon ñun ñiy topp ci seen ginnaaw bu ñu ci naree ñaaw bu ëllëgee dañuy ruus rek élection yi dañuy tàmba di ne du monsieur le maire du maître Antoine Mbeng élection Macky Sall la damay ne du sax élection Macky Sall suñu élection la ñun ndax bés bu le 31 juillet jotee bu Benno Yaakaar amul ndam ñun ñii rek ñoo ciy sonn du Macky Sall ñun ñii ñoo ciy sonn ma bëgg wax ne Macky Sall ñoo ko faloon en 2019 ñu jox ko réew mi mu bëgg assemblée nañ ko jox nit mënoo ko jox bopp nga rocc làmmiñ Macky Sall bu gañewul assemblée dafay nekk bopp boo xam ni amul làmmiñ bi ñeneen ñi ñoo ko yor te ci biir assemblée ku yor làmmiñ bi kooku mooy voté mooy dindi mooy fas ah léegi loolu nañ ko jox Macky waa Tëngéej ñi ñëw ak ñi ñëwul yëpp nañu jàpp ni lii suñu doole ci Morolan mooy ñu voté ak doole topp nit wala par neex na lool waaye bu fekkente ni doo voté amaloo dëkk bi benn njëriñ am na ku wax fale sànq maire Morolan ñi bindu pour voter mët nañu 9000 mooy juróom-ñeenti junni te ñiy voter daanaka juróomi junni rek la yeneen ñeenti junni yaa nañu xanaa monsieur le maire wala maître Antoine bu leen saful Morolan saf leen kay ku fi voter rek Morolan moo la tax ngay voter. waaw kon dañuy ñaan képp ku nekk ci biir Morolan
yéen ñi fi teew ku yegg sa kër na nga fexe ba nga ñaax sa waa kër ñu mën a voter citoyen dañ koy wone da ngay voter suñuy moroom suñuy nawle dañ koy def feneen war nañu ko gën a def fii Morolan dafa bokk ci benn département boo xam ni bu ñu votewul ak doole li ñuy wax fii nii ñoom dañoo war a am ay ndombal tànk fale Tivaouane am ndombal tànk fale Dakar wala ci biir Sénégal loolu mënul am président du gis foo xam ni nit ñi dañuy voté bu baax a baax ak doole buy fal nit buy tànn foofu lay tànn aste fi nga xam ni amul militant ku amul militant kenn du la ragal boo ko falee jox ko ndomba tànk ak ñàkk ko ndomba tànk li muy lay indil du bëri kon nañu bañ loolu fi may daanalee mooy ñu bañ a mel ni sama mbokk pël yi nekk coona fan yi dañuy ne Macky Sall dafa war a gagner mu am majorité mu ñëw laajte xanaa coupe boobu war na rëy mu foog ni majorité coupe la ndax du dee nañu Macky Sall dafa war a gagner mu am majorité bi mu foog ne rek majorité coupe la majorité bi mooy bu fekkente woon ni assemblée nationale téeméeri député la ñu war a fal ñu fexe ba Macky Sall am Benno Bokk Yaakaar am juróom-ñeenti fukki député yi des ñooñu nga xam ne du ma leen tudd ñu partagé ko ñu seddale ko voilà loolu mooy majorité bi kon nañu fexe ba ñu def loolu bu ñu defee loolu jàppale nañu suñu bopp jàppale nañu suñu njiit yi ñu jiitu parce que bu boobaa fu ñu dem ak suñu doole bi suñu doole la ñuy demee Tivaouane suñu doole la ñuy demee Dakar suñu demee doole la ñuy demee tase ak Macky Sall te ku am doole rek foo waxee ñu déglu la ñu yëg la ñu jox la li ngay laaj wasalaam. jël ci si ñun ci fan yii ci ginnaaw dañ koy ñaanal yàlla àggale ko ca aljana ya gën a kawe may ay mbokkam man ci laa bokk xolu muñ ñaanal leen ñu bañ a wét ndax dem gi ma dellu nuyu suma papa Léon Faye di ko gërëm parce que buñ la jiitalee ci ab gox ña nga jiite ñépp taxaw ne lañ la dénk mën nga ko te yaa ngi koy def ci anam yi mu gën a rafetee ku mët a sant ga kon boog yàlla na la yàlla sàmm sa njaboot may la kattan bi ngay téye liñ la dénk di nuyu responsable yi fi nekk yëpp jigéen ak góor wu paxam kuy di leen gërëm yéen ñëpp ci teewaay bi newoon naa monsieur le maire sànq est-ce que mënul jël kàddu rek mu ëmb waxtaan bi yëpp ndax bu ñu àndee ci coalition Benno Bokk Yaakaar bokk lenn li ñuy uti wax bi day léeg-léeg bëri mais wax bi benn nit mën na koo wax mu yeggee mbooloo mi lépp lu ñuy mbëbët waaye amaana bu ma jëloon kàddu waa paxam kuy mën nañu xalaat lu tax waxu fi la ma ciy dolli fekk naa ñu bëri wax ko parce que ñi fi jël kàddu yëpp wone nañu ni xam nañu li tax ñu daje tey ndax nee nañu du dajem Yves du suma ndaje du daje Daouda du daje Auguste ou Maawa mais suñu daje la li Auguste mujjee wax sànq Morolan dafa bokk ci réew mi ñu jublu ci ay élection nationale di falum député dëkk boo gis am na ay bureau de vote yu ñu fay ubbi war nañoo wote bu ñu wotee dinañu xool fan la ñu féetal seen bopp ñoo xam ndax ci Benno Bokk Yaakaar la ñuy féetale seen bopp ñoom ñoo xam ndax ci opposition ñoom ñoo xam ndax duñu woteel pour kenn parce que vote blanc am na mais lu ñu mën a def dinañ leen àtte ci position bu ñu jël nan lañ leen ci àtte ñun ñoo décidé fal ku ñuy toogal tund Morolan muy maire Yves Lamine Ciss maire gis ni lu mu bëgg a liggéeyal waa Morolan def ko yaakaaree ci président de la république Macky Sall amaana bu jëlee kàddu dina leen wax li président ci ndimbalam def ba tax Morolan toll fu mu toll kon président bu soxlaa tey ay député ay ndaw ñoo xamante ni ñoom ñoo koy jàppale ci liggéey bu muy def ñoom ñooy voté loi
yii tax moom mu mën a def liggéey bi ko war ñoom ñoo war a voter budget boo xamante ne moom lay liggéeyee bu buggee ndaw yooyu gën a bare parce que bu ñu gënul bare opposition mooy ëpp ndaw ci penc mu ndaw yi su boobaa day gàllankoor liggéeyam moom bu leen joxeñee ni woteel leen président de la république man mii doomu gox gi di nekk politique ak moom ci tund wi ñëw fekk si ko ci loolu ne leen woteel leen président de la république Macky Sall ñeneen ñi nekk ci tund wi également dem ci même direction boobu def naa dañuy yéene Morlan jàmm ndax kenn gënuñu koo bugg damay wax tout le temps coono bu ñuy daj ci ñëw di jàkkaarloog yéen di déplacé wu jóge Dakar wala feneen fu ñu mën a jóge bu ñu bëggul woon tund wi duñ ko jaral ndax doom juddu nañ fi bëri fi mais defuñu coono boobu parce que loolu peut-être du seen yéene kon boog buñ koy def pour bëgg a Morlan dem ca kanam te loolu yéene ñu ciy dàppale parce que Morlan lu mu am doom yu xarañ bu fekkente ni déggawuñu ci ànd wala ci vote la manière de voter duñu dem fenn Augustin wax na ko sànq loo xarañ président de la république day politique te politique mbooloo lay laaj boo amul mbooloo mu seet ku am mbooloo département bi 18 communes a ngi ci waaye Morlan moo ci gën a néew ñii dem voter kon boog bu ñu soxlaa ay député day jafe bu ñu soxlaa DG ministre day jafe donc nañ ci yeewu au moins ñi jot a bindu war a mën voter ñoom ñu jóg voter ñu xam ni waa Morlan dem nañu voter ku ne moo xam ku muy voter mais ñun dañoo yaakaar parce que kenn mënul natable ni ñun bëgg nañu Morlan dañoo jàpp ne Macky Sall miy taxaw tey jii fu ñu toll ci réew mi ak li mu def Sénégal lu mu def biir tund Morlan moom moo neex a jàppale pour mu am majorité à l'Assemblée nationale ndax mu yeggali yéen biñ ko sas kon boog ci loolu lañ leen di woo moytu leen nag lii xew ñu topp lii xew duñ ci boole xalaat tund wi damay faral di wax ci biir département Tivaouane li ñu am ci ñu jàng au mètre carré mënoo ko am feneen dans le département on est plus instruit en tout cas scolarisé au mètre carré dans le département que toute autre commune du département mais loolu doyul bu ñu dajalewul suñu doole dóorandoo du sotti kon boog waa Morlan maam wax na ko sànq dafa mel ni dañuy sofantal élection yi parce que du Yves ak man ñooy xëccoo wala Yves ak Daniel Mbaye donc ñii xëccoo amaana xamuñu leen seen tur mais bu ñu leen wooyee ci ngeen jàppale leen dañoo xam ne njëriñu Morlan fa la nekk kon boog gëm leen ni élection yi am na solo ngeen takku fexe ba le 31 kuy génn na génnaaleel njobootam bu am carte électorale mu dem voter bu ñu nee rek garaawul lu ci am rek baax na parce que ci la ñuy nattee maire Yves mi Macky Sall jox ndombu tànk lu mësul am ci tund wi dina ci dellu dañ koy natt ndax est-ce que kii ñu jox ndam teranga démb mérité na ko parce que teranga bi démb la élection jublu amu ci ndam est-ce que ki ko jox teranga boobu du ko réccu kon boog yéenay fexe ba ki ko jox teranga bañ koo réccu moom mu mën a ndamu au niveau du département ak di muy xëccool ci loolu lañ leen woo kon boog boo leen bëggee tund wi il faut ngeen jàpp ci tund bi li koy defar du pour ñun waaye pour suñu yaay yi fi toog suñu rakk yi suñu mag yi fi toog kon boog ku ne na ci jàpp maa ngi leen di gërëm di leen sant jërë leen jëf. De l'espoir, candidat du Sénégal, candidat de la majorité présidentielle. Voilà, merci beaucoup. defe naa ni ko sama naataangoo defee rek loolu lay njëkkee mooy ma jaale waa Tëngéej yëpp ci dëj bu ñu jógee kooku tamit nekkoon sama goro voilà donc ma jaale ñëpp ma jaale le chef de village ma jaale aussi ñoom sama gars yi xam naa ñoom moom ak ñoom Etienne ñoo doon ànd rek voilà na yàlla def li yàlla def na li gën na ko yàlla xaree aljana loolu moo ëpp maanaam ñun le comme ni ñu ko waxee rek def naa ñëpp wax nañu ko mais def naa damay tàmbali ànd ak waa Tëngéej gërëm chef de village Léon Faye tàccu leen ko ñi moom wax fii c'est le meilleur chef de village waaye bokk na ci man may maire am naa chef de village yi yëpp mais moom bokk na ci meilleur yi kon Baye Léon na la yàlla fay sa xol ndax njiit xol kese la njiit xol kese la njiit boo nekkee njiit da ngay joxe sa bopp yëpp mooy lii Antoine wax sànq ñun dañoo gëm ni Morlan war na mën a génn ci pax bi moo tax ñu engagé wu ci politique
ñu fekk suñuy mag suñuy baay ñoom Sousef Mbul ñoom Pape Diène ñoom Sang Nok nekkoon fii ñoom Pascal Diène ñoom Birane ñoom ñëpp nekkoon fii di xeex pour que Montrolland jógee fa mu nekkoon. loolu nag ñu ngi ci waar boobu te am naa yaakaar ni bu ñu continuer nii dina am bu ñu continuer nii dina am en tout cas waa Tëngéen ñu ngi leen di gërëm di leen sant ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax mbooloo yi moom bi ma ko xoolee sama xel day dem ci Binta Bawol sama xol mënul jàkk dem ci Binta Bawol parce que quand même saa yi ma ñëwoon fii moo doon ñëw fii di animé ak yooyu na ko yàlla aussi may fa mu nekk aussi gën fa mu jóge donc ñi dem bari nañu mais nañu ñaanal ñëpp ñu xam ni tamit ñun ñëpp dañuy dem foofu kon nañu góorgóorlu tamit ñu waajal suñu bés boobu en tout cas Auguste yéen seen kàddu rafet na waa dëkk bi defe naa ni maam wax na Béya wax na seen wax rek doy na parce que yéen comprendre ngeen lu ñu fi tax a ñëw mooy fexe ba Macky Sall am majorité assemblée nationale bu leen soofantal élection yi naan comme antu xeenay député if nekkul député du ma voté wala damay voté keneen loolu baaxul képp ku xam ni voté woon na pour Antoine voté woon nga pour Yves wala voté woon sax ñu ngi lay ñaan nga votel Macky Sall parce que dafa am enjeu Macky Sall def naa Auguste jeexal na wax bi bu dee jox nañ ko bopp mooy fal ko président ñu rocc lamañ bi amul njëriñ dañ koy sonnal kon boog waa Montrolland ñu ngi leen di ñaan 100% fii nekk léeg-léeg sax gars yi dañ fi ñëw naan Macky Sall def fi dara Macky Sall góor te dee de defe naa ni maam Samba yow tàmbali nga wax suñu jàngu bi defe naa moo gën a rafet ci diocèse bi yëpp am na noonu Macky Sall daal dugal ci loxo bu baax a baax bien vrai waa Montrolland dugal ci seen loxo mais Macky Sall dugal ci loxom bu baax a baax suñu sanctuaire Macky Sall def na fa 225 millions kon loolu kan moo ko def ci président yi fi jóge kenn defu ko moo tax ñu war ko jàppale beneen bi ndox defe naa ni ndox mi defe naa ni yéen ndox mi defe naa ni leer na léegi Macky Sall moo leen jox ndox boobu du man dañu koo dox rek mais Macky Sall moo leen jox ndox boobu def na fi 22 kilomètres 500 defaat 5 kilomètres diggante Fambaye Góor ak Sagarak Fambaye Góor ak Gijoor kon yooyu yëpp boo ko xaymee ci wàllu ndox Macky Sall def na ci ndox mu bari bi ci des mooy courant bii Macky Sall ñëw en 2012 ñeenti dëkk ñoo amoon courant Macky Sall yokk ci 12 dëkk fukki dëkk ak ñaar yokk na ko ci courant biir Montrolland xam naa sax waa jot dañuy wax ñun ñëwul jigul tuñu mais léegi mu ñëw soobu yàlla léegi mu ñëw soobu yàlla ñëppay am courant ndax Macky Sall mu ngi fii beneen bi mooy wàllu centre de formation bi Macky Sall li fa nekk li fa jotagum dugg ëpp na 150 millions am na projet bu bees bu xam ne tey Macky Sall mu ngi koy def foofu nekk na 362 millions yooyu yëpp biir commune Montrolland lay dugg bi ci des mooy yéen ñi xam ni yéen a am bourse yi ana borom bourse yi temps yi jot leen 80 000 francs jot ngeen 80 000 jot leen 80 000 Macky Sall moo joxee 80 000 yi Macky Sall mu ngi jàppale néew doole yi wàllu CMU tamit mu ngi jàppale nit ñi ñëpp vraiment ñu góorgóorlu pour fal ko mu continuer liggéey bi ndax lépp lu ñuy joytu ñu mën ko am vraiment ñu ngi leen di ñaan loolu vraiment ñu moytu di wax ni comme am ñu député du ñu votel Macky Sall bu leen kaan nax ci yooyu bu leen kenn nax ci yooyu ku ko def moom daa mel ni da nga voté contre Antou Mbass wala da nga voté contre man wala da nga voté contre Ma Awa da nga voté contre Daouda Faye ku ko def rek daa mel ni da nga voté contre ñun parce que voté Macky Sall mooy voté pour ñun loolu suñu yeggee ci kaw dinañu mën a xeex pour que Montrolland lu mu war a am mu am ko même bu dee député bi amuñu député loolu pour man du dara yéen xam ngeen ni am na lu ñu waxul yoonu Pambal dañ koy defar octobre lay commencé yéen yëpp yéeg ngeen Yaya Diallo lu mu ci def Yaya Diallo yéeg ngeen lu mu xeexee yoonu Tivaouane assemblée daaw donc pour man ñun tamit dañoo am ay ficelle courant bi aussi yooyu yëpp ci la bokk parce que même bu dee nekkoo foofu da ngay wax ak député bi nekk Tivaouane pour mu jàppale la pour mu introduire dossier boobu kon boog ñu ngi leen di ñaan ngeen moytu xale yi ndax Sonko mu ngi nax xale yi
naan leen violence bi moo gën violence mënul yor dëkk kenn du ko yor ci ay saaga ci ay violence koo xam ni moom def ma jaaxal sax xam nga lu muy wootee nekkul ci moom parce que dafa doon wax ni ay du ànd ak ñoom Ablaye Wade du ànd ak système bi te léegi ñooñu la àndal lépp lu mu wax seen Sonko lépp lu mu wax rek 2 jours après day contredire boppam seet leen ko rek moom moo doon waxoon ni du def ànd système mu ngi ànd ak système bi am na noonu moom lépp lu mu wax maa ngi koy suivre de lépp lu mu wax rek du yàgg mu contredire boppam kon mbokk ñu moytu kooku moo jël suñu doom yi tey xale yi toj école bi mais xale yooyu mouvement Sonko la boo indee violence ci dëkk xale yi dañuy foog ni violence bi moo normal te violence bu ñu yor dëkk Sonko nee na bëgg a def président de la république ku bëgg a def président de la république da ngay set da ngay yiw Sonko moo jóg këram guddi couvre-feu mu bàyyi chauffeur am mu bàyyi ñaari jabaram mu bàyyi garde corps am guddi mu dem ci Adji Sarr après nga ni Macky Sall moo ko def gis ngeen ma ak Aïssatou Diop mooy journaliste boobu oh là là ce matin kontaan naa ci moom nee na lu muy def nii yëpp di xam na Macky Sall moom dafa waxoon affaire Joola gars yi ñu ne ko bàyyi wax boobu mais mu ñëwaat ci jour kori tabaski Aïssatou Diop Fall nee na te loolu wax boobu la laa gëm nee na li muy def ni yooyu yëpp dafa bañ rek daje ak Adji Sarr ca tribunal bi waaye bañ tribunal dina am moom loolu dina leer Sénégal xam ni yëpp lan moo xewoon ndax ku ñu jiitee dafa wax da nga war a yiw da nga war a maanaam sa kàddu dafa war a méngoo ak ni ngay doxalee kon boog laman gërëm nañu la sant nañu la ñu gërëm aussi waa Tëngéej yëpp vraiment ñoom Alphonse mag yi Etienne ñëwul mais en tout cas ñëpp même ñi ñëwul ñu ngi leen di gërëm di leen sant ñu wax ni rek ñu ngi gërëm yaay yi voilà sama yaay yi ñu ngi leen di gërëm iti fa boo na gër mu doon ñii ñooy anciens yi man bi ma duggee politique maire yi ñoo ma àggali ñoo ma teetee ba fii merci beaucoup maman merci beaucoup jërëjëf doon góorute yaa fi dañeel koon yaa fi dañeel fay vraiment mën a gërëm o ɓeeɓen en tout cas mën a gërëm nan ɓeet demin 31 juillet yéen fête victoire yi Macky Sall jar ngeen jëf merci beaucoup ne amoon nga xalaat pour defar Morolan waaye tey fi tey élection bi dafa xaw a spécial parce que nekkatul kenn ci ñoom la ñuy wutal waaye nag élection président de la république Macky Sall la ñuy wutal ay député pour mu am majorité assemblée nationale ñu moytu tàbbi ci coowu waxkat yi ak xale yi ñu moytu loolu parce que une fois Macky Sall am majorité assemblée te loolu la ñuy ñaan te loolu mooy am mooy day continuer doxal Sénégal ci dal ak ci jàmm waaye boobaa tam mooy tax maire Morolan mun a dem tàllal loxoom fi ñu koy tàllale di mën a xëcc di indi ci Morolan pour Morolan gën a jëm kanam donte Morolan nag mi ngi avancé na bu baax a baax ndax avant Macky Sall melul woon nii kon ak kayu Macky Sall ci la Morolan amee ndox ci la amee courant même bu dee ci kayu Ablaye Wade ci lañ goudronné tali bi Macky Sall moo nekkoon premier ministre kon ñu fexe Macky Sall dolli ñu jot na nommé monsieur le maire haut conseiller des collectivités territoriales ñu ñaan mu amaat majorité assemblée continuer doxal su ko defee Morolan mën a jëm ci kanam. di nuyu maître Antoine ak ñëpp ñi nekk ci délégation bi débat bi tey dama bëggoon a waxtaan ak waa Tivintangor di leen gën a ñaax ci li nga xamante ne période bii ñu nekk nii muy période élection yi ñu dem c'est bon élection yi ñu jëm nii nekk na élection yi crucial ci avenir u dëkk bi muy élection législative
élection yoo xamante ni soxla nañu majorité à l'Assemblée nationale pour suñu président Macky Sall donc ñu gën a ñaax maman yi ak xale yi nekk ci biir kër yi comme ça ñu gën a conscient à ce que président bu amul majorité à l'Assemblée nationale moom du mën a régner comme nu mu ko bëggee donc dëkk bi du mën a dox projet boo xamante ni teg nañ ko fii nii rek du mën a avancer xam naa ni instant yi nii dëkk bi jaxase na lool surtout boo demee Dakar jeunesse baa ngi ci dëkk bi ànd ak beneen leader d'à côté mi ngi wax loo xamante ni mi ngi jaxase dëkk bi di jaxase xelu population bi dëgg la naam dund gi cher na instant yi nii mais loolu nekkul coobare président ndax ku seetaan point de presse yi ni nga xam ni président mi ngi def lu am solo ci wàllum dund gi di ko subventionné mais daanaka boo xoolee koo xamante ni dem na Thiès benn vendeur bu jub dem fii nii Thiès jëndee saaku ceebam loo xamante ni toll na ci 5000 francs léegi boo koy indi Morolan fay taxe yi ñu lay tegal dem na ci ñaari junni kooku bu ñëwee du la ko jaayee junni dina la ko jaayee lu ëpp noonu ku ci dolli guerre Ukraine bi instant yi nga xam ne dëkk bi doxul ndax produit yi Sénégal instant yi ñun consommé wuñu li nga xamante ni ñun moom la ñuy bay ceebu mbay mi nga xamante ni moo fi nekk instant yi sax ñun ñii bëgguñu koo lekk buñ ko jëndoon duñ ko consommé ndax dañuy préférer riz boo xamante ni dañ koo importer muy riz parfumé donc loolu noonu yëpp buñ ko boolee war nañoo mën a xam ni dund gi mënul yombee noonu à cela aussi s'ajoute ñu yokk ci Covid bii ñu jóge donc lépp a métti ci dund gi voilà l'autre partie nag mi ngi koy jël di ko politiquer instant yi nii donc ñu jàppee ko noonu te xam ne élection législative nekk na loo xamante ni. xam naa sax waa Tivaouane ñoo ñëpp ci branchements sociaux yi waaye extension bi moom def naa lu ñu am kenn amu ko Macky Sall moo ñu defal loolu Macky Sall tamit moo ñëw defe naa ni loolu sax pour tout le Sénégal la ci wàllu bourse ci wàllu CMU ñun gis nañ suñu bopp bu baax a baax mën naa wax ni bon PS la Moussa ñoo bokk PS waaye nag Macky Sall lu mu def Morolan amul président bu ko def fii loolu mooy réalité bi ñun nekk réalité wax dëgg du rey kenn ñun ñu war a góorgóorlu nekk pour faral Macky Sall ay député naam waa Morolan dañ doon wax dañoo bëgg am candidat ngeen jàpp ni fii am ngeen benn candidat mu ngi nii jógal taxaw fii benn candidat ñëw na fii am na beneen ku ñëw fii jógal taxaw ana keneen ki jigéen ki voilà jógal kenn moo des mooy ay miiru ñii ñooy seen candidat ci élection yi ngeen jàpp ni dañ leen sant ngeen voté ñii ndax ñii ñooy yóbbu kaddu Morolan ñooy yóbbu kaddu département bi ca assemblée ba kon ngeen jàppale leen pour que ñoom ñu mën leen yóbbu bu baax a baax jërë ngeen jëf mën ngeen toog ngeen moytu di naan Yves nekkul candidat Antoine nekkul candidat ñun duñu ay candidat wax yow yaa leen wax nii nekkuma politiquement pour nekk député damay politique pour Morolan jëm kanam un point un trait suñu gisee nag ay ndaw mën ñu toogal foofu nañ leen jàppale ñu toogal leen foofu madame la députée honorable mën naa tuddee noonu ba léegi ba sa mën naa ko commencé wax léegi waa Morolan dañu wax ni boo toogee foofu bul fàtte seeni doléance voilà je pense que loolu jigéen tamit am nañu yaakaar ni di nga leen gën a jàppale Macky Sall moom liggéeyal nañu bu baax a baax ñun ñoo ko war a fay ñun ñoo ko war a fay parce que il a beaucoup fait à Morolan waxuma lépp dama wax ay quelque rek mais waxuma lépp temps yi rek waa DER dina fa indi 55 millions pour 17 jeunes loolu du yàgg defe naa ne semaine bii di ñëw DER dina financer 17 jeunes à hauteur de 55 millions yooyu yëpp Macky Sall moo ko def kon boog ñu góorgóorlu pour fal Macky Sall pour mu bañ a am minorité ndax bu amee minorité assemblée lu muy liggéeyal Morolan li muy liggéeyal Sénégal du ko mën vraiment ñu góorgóorlu pour loolu en tout cas am nañu yaakaar ci yéen monsieur le coordinateur ñu ngi rafetlu seen teewaay vraiment seen teewaay fii vraiment am nañu yaakaar ni au soir du 31
waa Morona au soir du 31 dama bëgg ñu nekk premier maanaam suñuy lim ci département bi gars yi fu ñuy am ay 50% ñun ñu am 90%. loolu mën na nekk kon boog ñu góorgóorlu pour que loolu am en tout cas am nañu yaakaar ci yéen fii moom bu leen ragal la jeunesse de Morlan est avec nous fii Yewwi am na fii mais amul doole donc dinañu fexey ba liggéey ba lu ñu bëgg en tout cas au soir du 31 ñu gagné élection yi largement man nag du ma wax ci Sonko parce que Sonko moom day wax tey dafa weex suba mu wax dafa ñuul il se contredit tout le temps c'est un gars qui se contredit tout le temps moom moo guddi couvre-feu un député am garde-corps am chauffeur am ñaari soxna moom moo jël décision day seeti Adji Sarr moom aussi moo bëggul dem tribunal waaye sooba yàlla dina dem tribunal mbir bi dina leer dañoo bëgg un jugement équitable pour Adji Sarr Morna réclame un jugement équitable pour Adji Sarr te loolu ñu ngi koy ñaan waa justice ñu def ko Sonko bañ ko bañ nangu dina dem tribunal sooba yàlla jërë ngeen jëf ngeen baal ñu ak mbokk yi asalaamaaleykum monsieur le maire Yves Lamine Ciss maa ngi lay nuyu di kontaan nag fekk la fii ci sa dëkk su ma nee sa dëkk du dëkk fi nga dëkk rek waaye dëkk ci dëkk bi defar dëkk bi waa dëkk bi wóolu la renouveler waat seen conscience jëme ko ci yow ñu nuyu monsieur Daouda Faye rafetlu kàddu yi mu fi yëkkati léegi nekk adjoint au maire nuyu bu baax maître Antoine Mbengue sama doomu baay suñu xarit rafetlu nag kàddu yi nga xamante nii dégg nañu mu yëkkati ko waaye li ñu gën a neex mooy li ñu njort toon ci Morolan yàlla defal nañu ko muy la dynamique unitaire ñëpp ànd nekk benn fàtte seen bopp xam ni léegi kenn soxlaatul Sénégal moo soxla président de la République Macky Sall moo soxla merci pour cette grandeur suñu ñëwee Morolan suñu xel dina dem suñu benn xarit muy Babacar Ndiaye ñu koy ñaanal yàlla na ko yàlla xaare aljana ñu nuyu waa Morolan yépp nuyu jigéeni Morolan monsieur le maire defe naa ne jigéen ñi président fonk bu mu leen fonk am na lu mu bëgg a wane ndax dafa jël jigéen def ko muy tête de liste de la grande coalition présidentielle kon nag yéen a yàgg a nekk jàmbaar mais élection yi seen élection la les dames wax nañu 90-95% waaye loolu yaakaar nañ ko ci ñëpp waaye yaakaar nañ ko surtout ci jigéen ñi parce que ndax seen takkuwaay mais ku gis photo bële président ànd ci ak investi yi xam ni également ren dafa jël décision ni assemblée bii di ñëw nga xam ni Sénégal téeméer boo jël juróom-ñaar fukk yi ak juróom-ñaar ay ndaw lañu mu cëral leen ci ba mu doy sëkk dugal leen ni leen dugal rek ay xale yoo xam ni da ngeen di sànni xeer mais vous êtes une jeunesse saine te nag ndaw mooy wax ak ndaw kon ndaw yi bari nañ trop ci hémicycle bi kon ndaw yi tamit élection yii di ñëw seen élection la yéen tamit monsieur le maire bi ma la déggee nga wax li fi président Macky Sall def gannaaw bi mu la ràññee yow ba pare cëral la ci turu Morolan waaye dëkk boo fa defee 30 kilomètres d'extension d'eau mooy bëgg nga waa dëkk ba on dit qu'il n'y a pas de vie sans eau kon nag ki indi ndox bëgg na waa Morolan nekk ci ay conditions yu baax ku indi centre de formation bëgg nga waa dëkk ba bañ a am retard bëgg nga ñu nekk ñu xereñ ci siècle bi nga xamante nii ci lañ nekk waaye nag ku defar sa jàng mooy sa foi nga xamante nii nit koo gis foi moo jiitu ci moom mooy li ëpp solo ci moom
kooku tamit bëgg na sa foi nga doxal ko ni nga ko war a doxalee. kon nag su ma yemee ci loolu rek wax ni président de la république Macky Sall jàppale nañu bu baax a baax ñun waa département Tivaouane fii ci biir Morolan pour que li mu fi bëgg ci majorité absolue mu am ko fi. le MC nag dalal na suñu xel nee na 100% mënul am waaye nag 95% moom dig nañ ñu ko fii ci Morolan. kon la ma doon waaj a ñaan di wax ni fii ci biir Morolan lu mu néew néew li ñu bëgg ci département bi muy 80% yéen dig ngeen ñu lu ko ëpp kon nag suñu xel dal na incha allahu taala. lii nag suñu njëlbeenu ñëw la ñu ñëw ànd ak ni mu ko waxee ndaxte nag effectivement nit bu dee heure boo ko laajee sa baat mu dagaan ko jox la ko am na droit ni la kat am na lu ma yéene samay doom te loolu bëgg nañ nga taxawuñu ci loolu nag incha allah ñëwuñu rek pour wax dem dañoo ñëw pour déglu te suñu dégloo am ay yóbbante yooyu nañ fexe également ba jotal ko. monsieur le maire élection yi di ñëw tey sama xel dal na parce que tey dama dégg ci rajo bi ñu ni daanaka Sénégal dafa mel ni campagne bi démarré gul waaye ku ñëw fii ci Morolan nag xam ne taxawaay am na fi te fu taxawaay am yaakaar dina fa am. kon nag fii ak li des ci campagne électorale nañu wax ndaw ñi ni leen bu leen kenn fëkk nañu wax ndaw ñi que seen avenir moo nekk en jeu ndaxte nag révolution wak saaga tubaab yeeg saaga sëriñ si saaga képp koo xam ne kilifa nga ci Sénégal biñ leen bëgg a xirtal du loolu mooy développer réew. liy développer réew mooy li nga xam ni président Macky Sall mi ngi koy def indi ko ci ay programme yu am solo bu mel ni PUDC pour le monde rural Promoville pour les villes indi Puma pour les zones frontalières wax nga ko sànq muñ sur le plan social les bourses de sécurité familiale ñi ngi fii mais récemment bi mu gisee ni dëkk bi metti na tànn na ñi gën a néew doole ku si nekk mu yónnee la lu toll ci fukki junni ak juróom benn yoo xamante ni nii mën nga cee suturlu et au même moment en Europe ñi nga xam ne ñun suñu waxee Europe suñu xel si ñoom lay njëkk a dem muy la France ëpp ñu doole fuuf président ba mi ngi doon transféré lu toll ci 100 euros maanaam 65000 kon nag président bu def loolu bàyyi na xel askanam bëgg na askanam buñ ko weccoog dara ñàkk koo weccoog dara nag mooy au soir du 31 juillet ñu voté massivement en plus de 80% dans le département de Tivaouane jox ko une majorité waxuma rek absolue mais une majorité écrasante au niveau de l'hémicycle ñi ngi ciy yaakaar ñëpp waaye ñi ngi ciy yaakaar tamit waa Morolan incha allah ñu àndaat dellu si fii feete ko taxaw nag lépp lu doon wareefu dëkk bi ñu ànd ko ak seen responsable yi laaj ko ñu ngi leen di sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. waa Morolan maa ngi leen di nuyu ku ci ne ci sa tur ak ci sa sant di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo le premier magistrat de la commune de Morolan non moins au conseiller des collectivités territoriales notre frère Yves Lamine Ciss mu jottali ko kilifa diine yi kilifa aada yi fi ne notable yi ak chef de village yi ak chef de quartier yi ak toutes les populations de Morolan di nuyu suñu frère maître Mbengue di ko jox wàccuwaayam di rafetlu taxawaayam di nuyu Mao Faye di nuyu notable yépp mais di nuyu aussi jigéen ñi yéen jigéen ñi ñoo ngi leen di nuyu di rafetlu seen taxawaay tabarakallah comme ni ko monsieur le coordonnateur du comité électoral départemental Mamadou Diagne Sy Mbengue waxe di feddaliwaat sunu njaal Morolan duñ fi ñëw mukk te suñu xel demul ci suñu frère suñu militant engagé di le jeune Babacar Ndiaye arraché à notre affection à la fleur de l'âge yal na yàlla borom bi subhanahu wa taala teeru kook yërmandeem mu eggale ndawam yowmal xiyaam àllaaxira di wax rek kontaan nañ ci liñ fi dégg maître Mbengue
ñu ngi kontaan di nuyu suñu frère monsieur Faye mi de Rewmi ak toute la majorité présidentielle góor ak jigéen parce que la coalition Benno Bokk Yaakaar est composée de partis de mouvements de soutien et ñoom ñëpp dañoo bokk doon la grande majorité présidentielle di gunge président de la République di nuyu délégation yu ñu accompagné avec à sa tête aussi notre frère le ministre Abdou Ndéné Sall qui fait partie de la délégation wax ji du gudd man am na ñoo xam ni dama fas yéene campagne ba pare te duma leen may buzz parce que comparaison n'est pas raison. On ne peut pas comparer deux personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs, ni les mêmes éthiques, ni les mêmes identités. Je le refuse catégoriquement. Je ne peux pas faire de comparaison entre Macky Sall et une autre personne à l'état actuel des choses, dans le contexte actuel, parce que c'est pas parce que Macky Sall moo gën mais ñun moo ñu gënal. te ku ci nekk nga tànn am nga droit fesal ko. li may wax rek mooy appuyer sama kàddu ci li le maire Yves Lamine Ciss wax parce que ñun maire lañu wala président conseil départemental ku ne xam ne ni depuis que le Sénégal existe ay réformes sur la décentralisation am na fi ñun bi ñu concerné mooy acte 3 de la décentralisation mu existé depuis 2013 loolu nag li ko tax a jóg mooy président de la République dafa bëgg a corriger inégalité yi am ci dëkk yi ak gox-goxaat mu créer communalisation intégrale def création département supprimer région yi li ko tax a jóg mooy mu créer plus de proximité entre les populations mais aussi territorialiser les politiques publiques créer l'équité sociale fexe ba kenn dootul waxati kaw ga wala taax ya ñëpp yam droit ci Sénégal bu ko defee le maire Yves Lamine Ciss lim fi ay réalisation yu am solo fii ci Morolan yoo xam ni président de la République moo ko def ci coobareem pour ñun ñu sentir suñu bopp ci politique publique yi kon kooku dooleel na décentralisation dooleel na acte 3 de la décentralisation dooleel na képp kuy maire mais dooleel na président conseil départemental yi nekk ci Sénégal yépp kon kooku ñun amuñu fayam soo demee bay wax ni ñaari village ñoo fi amoon courant tey jii ñaari village ñoo fi manqué courant bu Macky Sall dugalul woon loxoom gëwuma ni dina fi am soo demee bay wax ni centre de formation au métier musu fee am depuis Senghor tey jii am na fi Macky Sall moo dugal loxoom kon ñun ku fi bàkku ci bilan xamal ni Macky Sall moo la tax a bàkku kon ñun dañuy dem ba jeex pour que Macky Sall moomu ñu dooleel ñun ñi nga xam ni moom la ñu far ci collectivité territoriale yi mu am ndam au soir du 31 juillet à l'Assemblée nationale pour mën a continuer politique publique yi effacer inégalité yi am ci gox-goxaat yi may ndox képp ku ko manqué may école yi ñëpp ñu ko manqué bu ko defee Sénégal inscrire définitivement sur les rampes de l'émergence commencé na ko depuis ba mu ñëwee mais jéego yu mu teg ces derniers temps te benn bi ci ëpp solo duma ko noppi di wax ndax man jabaru docteur laa woon xam lan la santé di nekk ci dundu nit kon man wér-gu-yaram daf ma soxal hôpital bi mu nar a indi Tivaouane un coût de 48 milliards di ko construire en 18 mois bu yàlla mayee loolu ñun dootuñu soxlaati di jéggaani fenn faju kon ñun waa Tivaouane bu ñëpp nee waaw ñun danoo war a wax waaw góorgóorlu yéen jigéen ñi nag foofu laa leen di doye mooy la ngeen defoon ci élection locale yi ba résultat yi am fi de manière très probante na ngeen defaat la même chose parce que élection yi nag c'est des élections de destin c'est des élections de régime dañ ko war a gagner avec une majorité écrasante bu ko defee président Macky Sall du am kenn ku ko xatal kenn ku ko gunduxataan kenn ku koy xatal mu continuer politique yi muy def ci Sénégal di leen ñaan ñu takkuwaat ñooy falaate nous faisons 52% de la population yéen jigéen ñi nawoon fawoon ñawoon lawoon di leen ñaan ngeen taxaw
seen jigéen seen rak seen xarit wasalaamualeykum maa ngi leen di nuyu di leen fóon bu pata comme d'habitude wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.